jangeen jëf candi bi ak ñun ci TV xabaaru marax yi la gën a fës bokk na ci ni waa CSA gontu génn ci mbedd mi wala seen naxaru xol nañu dañuy dànkaafu nguuru Sénégal président Macky Sall ma ko jiite dundu gu cher gi yokku taw a taxaw ak nekkenu liggéeykat yi ci biir réew mi lii moo tax ñu ni faaw ñu becc seen naxaru xol ci mbedd mi li ab lancement rek bu fekkente ne nguur gi jógul daañu amaat benn yëngu-yëngu daañu ci ñëw ci biir xabaar yi ca na mu gën a yaatoo doo ci bokk itam xabaaru marax yi lu jëm ci mbirum yeesal parc automobile bu Sénégal oto yak accident ngi mën a wàññiku ministère bi dénk wàllum transport ci kaw tali bi am na benn budget bu mu teg ay fonds lañ ci bëgg mooy financer yooyu lay koppar ngir mën a wàññi accident yu bari yi am ci kaw tali bi daan ci ànd ak ministre Mansour Faye ci biir xabaar yi mu yëkkati kàddu jëm ci wàllu guddi mel leneen ci xibaar bu jukki mi ngi soxal zone militaire numéro 1 am na commandant bu yees kooke mooy colonel Mbaye Guèye sàng lan ko takkal raay wi jox ko drapeau bi itam ngir mu taxaw ci liggéey bu ni mel Abdourahmane li fekke woon nañ ci ànd ak moom ci biir xabaar yi France moo fa njëkk a doon njiitum réew muy yoon rëq ndigam Nicolas Sarkozy atum kaso lan ko daan muy tëdd juróom-benn weer yi tuumaal lan ko def ni moo ko def ni ak njombe mooy koppar gu mu am ci campagne présidentielle 2012 fa mu jëlee koppar yi mu financé campagne dëppoo ak yoon Nicolas dugal na ab appel maanaam gàntal boobu lépp atte daañu ci ñëw li muy defees nis kiis ñu songu ci fam fàcce gi gëm na tànd bi ak ñun ci TV tàmbali faram fàcce xabaaru marax yi jëm ci lu soxal mbirum takk deru Sénégal colonel Mbaye Guèye léegi moo jiite lii di zone militaire numéro 1 tey lañu ko takkal raay wi jox ko itam raaya réew mi ngir mu taxaw liggéey bu ñu mel nee na lu xat mission xam na ko ci mënta yomb ca mooy fexe ba kaaraange gën a samp waaye itam gën a doxal dëgg jubal ci biir soldat si reportage Abdourahmane Li. Sur le rôle général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, le colonel Mbaye Guèye jotee drapeau réew mi di mandargal prise de fonction wam ci bopp zone militaire numéro 1 mu nekkoon njiit ca chaîne emploi ba ca état-major de l'armée de terre ci zone militaire numéro 1 ba tey mi ngi wuutu colonel Malick Diagne ci poste bi muy commandant zone militaire numéro 1 gu yeesa gu xam bu baax li koy xaar. dañ koy poursuivre ci wàllu discipline ci wàllu port de la tenue ci wàllu également tëj sa gémmañ parce que on doit avoir de la retenue mission bi elle est globale, elle est permanente. Nous faisons dañuy def face à toutes les menaces et à tout moment quelles que soient les situations. Aujourd'hui xam nañ ni il y a des menaces liées au terrorisme ak d'autres menaces à divers trafics dinañ ci bay suñu waal. Colonel Malick Guèye làkk yu bëri la làkk day làkk tubaab anglais ak allemand ci atum 2002 sax dëkk boobu di Allemagne la nekkoon muy dëkk bu mu nekkoon ab stagiaire ñetti at sa gannaaw gi tàggat nañu ko ca Tunisie ca école d'état-major ba fa muy ay jàngat yoo nga xamante ni taxul mu réeree mbir mi zone militaire numéro 1 bokk na ci zone yi gën a am solo. Dakar dëkk bu mag la superficie am réyul mais importance population bi moo ko jox ak importance des activités économiques moo ko jox njariñ boobu donc loolu ay défis la yoo xam ne ñun war nañ ko relever ak sunuy militaires yi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw ñoo koy def tamit ak sunu naataango police gendarmerie ak force de défense et de sécurité yëpp. mu juddu ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet ci atum 1970 moo ngi am bakam ca école Malick Sy bu Thiès balaa moo dugg école nationale des officiers d'active ay atam toll ci juróom fukk boo ko xoolee yaakaar ni ab ndaw la muy ko nga xamante ni am na ab fekkee gu am solo ñu koy waxit expérience. Abdourahmane Li jaajëf fàttali ni zone militaire numéro 1 mooy région de Dakar ñi fi nekk ni ay takk der de militaires yi moom moomee di colonel Mbaye Guèye léegi moo koy commandé xabaar yi ci leen soxal mbirum dem bi ak dikk bi ministre bi ñu dénk wàllum dem bi ci tali bi Mansour Faye becc na ay kaddu jëm ci benn fond maanaam koppar gu nguur gi tekk ànd ak seeni partenaire lañ ca bëgg mooy yeesal oto yu réew mi oto yi ci benn dañoo màgget ràpp ba jéggi dayobam ci accident yu bari ràpp gu oto yi ràpp moo koy indi ñu nag bu ñu amee koppar daañu mën a yeesal oto yi ci biir réew mi ñenn ci ñoom ngir gën a yombal dem bi waaye itam wàññi accident yi ndaje moomee Mansour Faye kàddoom jot naa ji ñu teewul la mu dénk Monica Sagna. xob yi nag bu ñuy permettre
mooy day ñëw fexe ba nga xam ni day accompagner les acteurs pour ñu am politique de renouvellement maanaam des transports publics fond bi dana indi ay koppar jàppale maanaam acteurs yi wala mu fexe gis ay bailleurs ak état du Sénégal ñu ñëw maanaam dajale koppar yoo xam ni ànd ak ci acteurs yi fexe ba def le renouvellement moo xam renouvellement yi ci gros côté la moo xam renouvellement yi ci militaires yi nga xam ni ñooy dem diggante dëkk dëkk bu nekk nag maanaam loxo boo xam ni dana taxaw pour que la politique de redressement bi nga xam ni ak renouvellement par ordre nga xam ni moom le président bëgg rek te def ko priorité point bi loolu mooy njëriñam donc moo tax su ma gisee en quelques mois ñu defar ko créer ko bu commencé dox ak itam dama ci am yaakaar bu baax a baax mais yaakaar boobu nag dama bëgg acteurs yi ànd ci usagers yi ànd ci ñu lëkkaloo nekk benn pour que li nga xam ni bëgg nañ ko indi coppite ci wàllum transport public loolu nekk réalité ñaan suñu borom mottali. kaddu yi ministre Mansour Faye yooyu léegi kii di Ousmane Monica Sagna moo ko taatan xabaar yi muy ci benn biir ba tey accident bu am ci yoonu ndox mi si ma nga xewee ca Kuba diggante nag Kafel ma nga ca Kafountine foofee benn gaal la gu yeboon ab équipe bu nawetaan bu doon dem di équipe nawetaan bi nga xam moo di kon Kéwraan lu ni mel kon mi ngi xew ba am na sax ku ca ñàkk bakkanam lu bon ñaar ñu faatu juróom-ñaar am cay gaañu li nag xaymam néggandikoo ni lam ndax ña gaañu ña nga leen di saytu lu ni mel tax na ba enquête ma ngay wëy di fàttali ñooñu li dañoo nekkoon ci benn gaal jëmoon ci benn jongante nawetaan ca biir sax jéye ja amoon na ci ay xale yu jigéen lu ni mel mi ngi xewoon ci départemental yu ONCAV wala sax yu ODCAV kon ca diwaanu ko Bignona daañu toppa yooyu mbir incha allah ci na mu gën a yaatoom ñu dugg ci wàllum koom ci Sénégal donte bor bi bari na lool toll na ci daanaka juróom-ñeenti téeméeri milliards wala sax juróom-ñeenti téeméeri junni ci ay milliards yu Sénégal am ci wàllum bor waaye bor boobu donte ay bor nga xam ci wàllum koom dem nañ ba tiit ni Sénégal fan la koy mën a faye ak Sénégal kenn mënu ko lebal xaalis ab enquête ci ab rapport moo ko becc ni kon loolee nekkul lu xel sax mën a nangu Sénégal yi am ci bor mën na koo fay ca itam fay gi lu mën a nekk la ministre bi dénk wàllug nafag réew mi Abdoulaye Daouda Diallo rafetlu ko lool ndaje ma ñu xuus ànd ci ak faram fàcceek ma Abdou Gueye Kassé. koom-koomu Sénégal koom-koom bu dëgër la loolu lee moom mooy lu Bloomfield Investment daal di xamle agence de notation internationale bi daal di koy jagleel ñaari note A- ak A2 mu doon ay xayma yi nga xam ni ci diir bu gudd ak bu gàtt la bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu Bloomfield de Stanislas Zézé. À long terme, le Sénégal a eu la note de A-. si diire bu gudd Sénégal moom am na notu A-, lii nag dafa méngoo ak risque boo xam ne si dafa xaw a faible lii nag lan la war a signifier mooy Sénégal dafa am économie boo xam ne si dafa dëgër te fondamentaux yi tamit loolu waxi nopp te dina mën a sax jongante ak li nga xam ni su amee choc extérieur note bi nga xam ni mën nañ ko am si durée bu gàtt mooy A2 mu nekk capacité d'investissement boo xam ne si mi ngi wane leen ni Sénégal dafa am li nga xam ne mooy koppar maanaam liquidité ba pare dina fexe ba li nga xam ne mooy obligation court terme bi mu daal koy def. Suffisamment de liquidité pour faire face à ces obligations à court terme. jàngat bii day wane ni Sénégal maîtriser na bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy boram ndaxte weesuwul li nga xamante ni moom mooy 70% yu Union économique monétaire ouest africaine daal di tëral fii ci Afrique sowu jant daanaka Côte d'Ivoire ak Bénin rek ñoo am résultat bi ni mel. Un pays qui a une dette qui est assez soutenable. stock bi nga xam ne bor bi suñ ko méngalee ak li nga xam ne mooy PIB bi mën nañu wax ni moom si suuf la nekk suñu xoolee norme communautaire bi nga xam ni 70% la Sénégal moom 62,8% la am lii nag mën nañu wax ni am na capacité boo xam ne si dina gën a absorber li nga xam ni mooy bor bi te nekk na lu raisonnable. Qui est extrêmement faible par rapport aux autres pays de l'UEMOA. pour jëriñ bi ñu dénk wàllu finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo rapport bi li muy wane rek mooy que ni Sénégal mën naa yëkkati ay koppar ci biiram laata muy génn di jéggaani li nga xamante ni moom mooy bor te nag dafa maîtriser bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy bor bi. La trajectoire du déficit de la dynamique de la dette. yoon ñi ñu war a jaar ngir mën a peeg li nga xam ne moo di bor bi mu ngi ci ay gàkkuwaay wér jamono ji mën nañoo wax ne bor bi am nañu ay jumtuwaay yu ko mën a saytu ndaxte taxul na kuréel goo xam ni
moom la ñu duppee comité national boo xam ne mooy saytu bor yi su ko defee bor yi nga xam ne moom la ñuy am du bari. à la coordination et à la mise en œuvre de la politique d'endettement. malgré jafe-jafe yu tukkee ci pandémie bi di coronavirus Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci àdduna bi te ñu maîtriser bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy seen croissance jamono ji ñoo ko xayma ci benn poñ bu toftal juróom fii ak atum 2023 nag bëgg nañu am li nga xamante ni moom mooy croissance à 2 chiffres ñu xayma ko ci 13,7%. Maam Abdou Guèye Kassé bu fekkente ni nafak réew mi duun na koom-koomu Sénégal mi ngi dox na ko askan wi yëg kàddu yi waa SEYSA ñoom dañoo gontoom ndaje tey yëngu-yëngal génn ci mbedd am na seen naxaru xool daal di koy wonem ne jot na dund gi yokk te wata xaw na ci état xooli pexe waaye tam ñi liggéey seen i situation bi ñuy dund metti na tar na lool ndaje moomee yaatu woon lool ca doxub ñaxtu boom dañ ci xuus ànd ci ak soxna Aïssatou Kane. ñoom ñëpp ñu dajee fii ci place de l'Obélisque ànd ak seen secrétaire général Elimane Diouf di woo président Macky Sall mu gën a jox gëdd liggéeykatu Sénégal yi waaye itam aar leen. objectif u tey bi moo nekkoon CSA accompagner liggéeykat yi accompagner population yi gunge leen ci nan la ñuy def ba dundu gu cher gi wàññeeku ci suñu réew nan la ñuy def ba liggéeykat bi fu mu nekk liggéey bi mu am mu mën ci suturlu retraite décente mu mën a am prestation familiale yu jar yoon mu mën a am une IPM ou prise en charge boo xam ne bu feebaree mbaa njabootam feebar ñu mën leen a jël en charge. ñoom ñu ne wax nañoo dajee ak njiitum réew mi fanweeri fan ci atum 2021 bi ci bu juróom benn waxtu ci ngoon jotee kuréel gi ëmb liggéeykatu Sénégal yi fas yéene wax njiitum réew mi lépp lu leen metti ngir mu mun ko saafaraal. président démb woote na ne dafa bëgg a gis secteur général 4 centrales yi gën a représentatif au Sénégal yaakaar nañ ne ñun tey dañu am marche buñ jógee fii dina fekk ñu jël yeneen préoccupation yoo xam ne day doleek yi nga xam ne xam na ko ba pare buñ demee ñu jàkkaarloog moom yeggee ko laaj ko ci ay solution loolu moom jàpp nañ ko tey. Elimane Diouf di secrétaire général kuréel gi liggéeykatu Sénégal yi ak ñi ñu àndal di sàkku ñu say projet yu mag yi nguur bi amal yi si mel ni train express régional ak BRT bi. Aïssatou Kane jaajëf bu fekkente ni ñoom waa SEYSA bi ànd Elimane Diouf dañoo becc seen naxaru xol ci mbedd mi nañu dànkaafu la kii di Madani Sy moom mooy ko jiite kuréel gi ëmb ñu liggéey ci wàllum nettoiement ñu ngay sàkk ba tey état Sénégal jox leen seen ndàmpaay ñu doon liggéey ca ne si yàlla SIAS ak ama Sénégal ay jamono ba léegi yàgg na ñu ngi daw seen ndàmpaay jote ma leen të ñu nag mbir mi ngi bëgg a jéggi daye ba ci lépp tuurum teewlu kàddu Madani Sy la mu dénk Aïssatou Kane. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu nettoiement bi dañoo ñëw ànd ak waa CSA parce que fii la ñu affilié pour wax ci wàllu dossier ama Sénégal wax ci wàllu dossier SIAS parce que dossier yooyu dossier yu yàgg la parce que bu ñu defee cumul bi rek ça fait plus de 2 milliards yi nga xam ne état du Sénégal amel na ko ay liggéeykat li nga jaay defal ne digge bor la waaye ñàkk ko def tas yaakaar la parce que ñun mënuñu concevoir président de la République ci élection yi passé présidentielles yi ak Guédiawaye solennellement mu taxaw mu ne suñ ko réélire dina régler définitivement la situation des ex-travailleurs de ama Sénégal et de la SIAS ba fi may wax ak yéen fouraas parce que yàgg nañ fi def ay grève de la faim amul mucc def nañ fi récital par rapport ak ñi nga xam ne ñoo génn àdduna ñun nag am nañu une botte secrète te botte secrète bi nag mooy fexe ba tegandoo doorandoo parce que li CSA def nii dafa war permettre tey centrale syndicale nekk Sénégal booloo nekk benn tegandoo doorandoo parce que ñu xam ne ni lay raam ca ñag ba la jëm. mu doon kàddu ak Madani Sy jiite syndicat bi ëmb ñu liggéey ci wàllum bale seetal ci biir Sénégal xabaar yi ngi ci benn mbir li mu ngi jëm ci mbirum njàng mi ñu ngi wàcc ubbite école bi waaye nag dañoo porox ndool ci bëccëg bi du jagleel njàng mi di ab journée mondiale de l'enseignement bànqaas bi dénk njàng ci Sénégal ministère ba ko ŋànk ki nga xam si kilifa la di Serigne Souhaïbou Badiane mooy directeur ressources humaines ba ca ministère ba ni ubbite njàng mi dañoo bëgg ko teg ci ay valeur maanaam jikko yu rafet yi nga xam ne koo xamee Sénégal ndax bi école di tëj dañoo nemmeeku doy waar ay xale yuy yàqate seen ay taabal di taal seen ay blouse loolu lépp lañ jàpp ni xel mënu koy nangu kon faaw ñu delloowaat yar bi ci école bi moom Serigne Souhaïbou Diouf wala sax Serigne Souhaïbou Badiane jot na dénk kàddu sunu reporter Babacar Seck ñu teewlu ko.
am nañu ay mesures pédagogiques am nañu ay mesures sanitaires mais aussi ay mesures administratives yoo xamante ni dañ koy soññee ñëpp ñu war a ubbi pour que ubbite bi jaar ci yoon. am nañu yaakaar ni le 6 le 7 le 8 et le 9 mën naa ni Sénégal yëpp ci acteurs éducation dinañ daje Saly pour def li ñuy wax séminaire unique de rentrée jublu ren mais pour ñu ubbi bu baax lii lañ yaakaar moom la ñuy def mais duñ cee yem dafa am thème boo xamante ni dañ ko choisir aussi ci séminaire de rentrée bi moom mooy la restauration des valeurs et du civisme à l'école. Quelle stratégie mooy nan la ñuy def ba li ñu gisoon daaw mu nekk ay cas de violence ay actes de violence yoo xamante ni day jóge ci ndongo dem ci enseignant jóge ci ndongo dem ci ndongo jóge peut-être ci enseignant dem ci ndongo nan la ñuy def ba école nekk espace boo xamante ni day yar espace boo xam ne day andi teggin et espace boo xamante ni yii ñuy gis yëpp en tout cas dina fa ñëpp ndax mais comme école dafa nekk bërëbu yar bëgg nañ ci thème boo xamante ni dañ ciy waxtaan échanger ci boo xamante ni invité nañ ci syndicat yi nañ ci invité organisation de la société civile dinañ ci invité ay sociologues dinañ ci invité ay kàngam yoo xamante ni buñ ci waxee ba pare ministre de l'éducation nationale dina ci jël ay ponk yoo xamante ni daf koy def ay instructions pour que ñëpp doxale ko pour que wax dëgg yàlla école bi nekk bërëb bu yar bërëb bu teggin bërëb boo xamante ni même bu too amee feneen ñu ne ñii fii moom exemple la waru fa am violence nee naa bokk na ci société bi mais kenn ko toléré ci espace boo xamante ni dafa war a jàngal nit ñi loo xamante ni de violence. mu doon gëstu jëm ci mbirum njàng meek yar bi ci xale yi ci bu école bi ubbi ñu gën koo def ci ñoom jaajëf Babacar Seck mi taxoon kàddu yu ni mel xabaar yi wuy ci beneen mbir li ab liifar la bu yaxal këggu gu mag lañ ci génnee jëm ci mbirum courant gi xam ngeen ni fi mu toll nii Sénégal rek ci gëstu courant yàgg na fi di am ci atu 1887 jàppaatu 1985 ba tey taarix ci sampum courant ci biir Sénégal gi ñu bind ci ab liifar ngir mën koo xamal askan wi waaye itam gën caa jël ay xibaar ka def lu ni mel moo di Sénégal bi di Salif Diédhiou ñëwaat ci Salif mooy kan ak naka la peege boobu lépp xët yu yaatu yu mu becc jëm ci wàllu gu ni mel ñu xuus ànd ci ak gëstu Aïssatou Kane ànd ci ak Sidi Niang reportage. li dugguleet ab téere bu ñeent téeméer ak juróom fukki page di wax ci taarixu courant ci Sénégal dalee ko ci 1887 ba 1985 téere bi nag doon lu am solo ci ñi nga xam ni taarixu courant fii ci Sénégal yiital na leen. bi ma seetee ci histoire bu amoon en 2011 ci émeute de l'électricité ma ne loolu occasion la pour mën a def histoire électricité du Sénégal. apport bi mooy dafay andi lu bees ci xam-xam Sénégal ci wàllu histoire parce que lu amagul donc bu amee apport bu mag la pour ñëpp ñu def histoire ñu def recherche que ñu amaat benn prétexte boo xam ni moo leen mën a may ñu yokk seen xam-xam ci histoire Sénégal. Salif Diédhiou bëgg ñu defar ab musée boo xam ni dañu fay teg matériel yi nga xam ne dafa nekkoon ci centrale électrique ngir ndaw ñi ñëw di ci jàngat. ñu def ñu jàng ci wàllu électricité mooy technicien subalterne mooy technicien supérieur ba ingénieur yi mënuñu jékki-jékki rek ñëw def étude ci électricité sans que ñu xam histoire bi mu tëdd loolu c'est important. alors musée bu amee dañ fa dugal matériel yu majotti yoo xam ni ñooy ànd ak histoire électrification loolu daf leen may occasion ñu def comparaison manière bu ñuy produire électricité avant ak ban jumtuwaay manière bu ñuy produire électricité tey ak ban technologie loolu c'est important. moom mi bind téere bi nag jàpp ni ndool doon na loo xam ni dafay gàllankoor suuxaleku courant bi nga xam ni war nañu koo jëlee ci jaww ji wala ci naaj bi. énergie solaire technologie moo cher dafa cher trop bu technologie cher le coût de production électricité day cher te coût de production électricité bu cher yow mi abonné da ngay fay lu cher parce que ñoom duggoon nañu xaalis bu bëri pour produire électricité donc pour que yow nga fay lu yomb il faut que coût de production yomb. téere bi di fàttaliku jamonoy courant ci Sénégal ak jéego yu ci am yooyu la jéego ba léegi ñoo ngi am ci wàllum courant loolu sax mun na doon loo xam ni Salif Diédhiou dina ci xalaat ngir bindaat beneen téere.
jaajëf Aïssatou Kane ñu dugg ci wàllum tàggat yaram xam ngeen ni li nga xam moo di Jeux olympiques de la jeunesse Sénégal bëgg na ko dalloo atum 2026 waxtaane am na ci ñaari waxtaan yi am ca fee nga xam mooy ca France fii ci Sénégal am na ëngaloo gi fi am kii di El Hadji Babacar Faye fekkee na ko kàddoom jot na jipp mu jox ñu ko ngir xam fu mu toll ak mbirum organisation bi teewlu ki nga xam moo di El Hadji Ibrahima Wade mu yore comité d'organisation bi am na lu mu dégg Babacar Ndaw ci kàddu am benn kuréel goo xam ni dañ ko tuddee alliance ko muy li lëkkale ñi nga xam ñooy partenaires français yi ñu nga xam ni ñoom yëngatu ci wàllu sport mais pas que ci wàllu sport mais ak ci wàllu lépp loo xam ni mën nañ ko méngaleeg luy gunge sport Paris 2024 parce que bi ñu koy jox France fekk na ni ci même jamono jooju Dakar le CIO désigné woon tam pour organiser les Jeux olympiques de la jeunesse d'été maanaam bu ndaw ñi en 2022 en temps ñu commencé liggéey bi jokkaloo parce que suñu ñaari njiitu réew yi dañoo décider ni ci wàllu sport am na coopération ak partenariat bu ñu fa mën a doxal surtout que bu fekkee ni bokk nañu muy ñaari dëkk yoo xam ne ñu war a organiser prochaine benn Jeux olympiques ñun nag ñu lëkkaloo France dajale ni Paris 2024 agence française de développement ville de Paris région Île-de-France ak ñeneen ñu mel ni INSEP ñoo xam ni xarañ nañ ci wàllu sport te gis nañ ko ci résultats yi France di def ñu lëkkaloo ak mouvement sportif ak comité olympique ak comité d'organisation Jeux olympiques ak ministre des sports bu Sénégal ñëpp nag di ñu jàppale maanaam ñi nga xam ñooy toppatoo wàllu construction ñi nga xam ñoo toppatoo wàllu fi xale yi war a dëkk ak yeneen ñu créer cadre bi nga xam ne dañuy daje di waxtaan di xool concrètement yan action lañ mën a def gannaaw loolu tam am na yeneen forme partenariat yoo xam ñu ngi koy développé tas ci dëkk yëpp ay infrastructures sportives de proximité. xibaar yi wéyatee mbirum tàggat yaram jàppale ni ginnaaw jongante beach soccer woon ca Russie capitale ba di Moscou ci Sénégal jël li nga xam si moo di kon liggéey bu am solo ca demi-finale la ci aju fédération bi ñu dénk wàllu lu mel ñëw na daal di takkal raaya waaye itam sargal sunu gaynde yooyu leen ndaje moomee kàngam yu bëri fekke woon nañ ko mais Augustin Senghor moom it mi jiite fédération de foot bi teew ko ak yenn kàng yu nga football bu Sénégal ndaje moomee tamit Cheikh Diop fekke woon na ko reportage. gannaaw ba ñu yéegee ci demi-finale coupe du monde ba ñu amal foofee ci Russie gaynde Sénégal yi féetee ci géej gi doon nañu leen sargal jaarale ko ci fédération sénégalaise bu football ki koy jiite di maître Augustin Senghor ñu ngi rafetlu seen taxawaay ci compétition boobu. On va les mettre en préparation. tey jii nag dañu sargal ñi nga xam ne dañoo def jaloore bu am solo bi ñu demee coupe du monde nag. li ñu football ñëpp daal ràññee nañ ko ba sax nga xam ne moo di njiitum réew mi jotoon na leen sargal moo tax tey jii ñun itam di fédération sénégalaise bu football ñëw ngir sargal leen. la fédération jërëjëf merci beaucoup. doon lu yëgg ci xol ndax jàpp nañ ne rek ba ñu jumante ba noppi warloo nañu ak askanu Sénégal. donc ñu si sant yàlla bu baax di am aussi contentement xam nga. am mbégte ak fierté parce que boo demee représenter sa dëkk boo ñëwee ñu lay sargal rek mooy li nga waroon def nga ko donc képp ku dem ñëw ñu lay sargal mooy li nga waroon def nga ko donc je pense que ne li ñu waroon def nañ ko donc di ñaan yàlla rek yeneen compétition yi di ñëw ñu gën a yokkaat rek incha allah pour que waaw peuple sénégalais bi duñ leen mës a décevoir ñu ko daan si ñun saa su ne incha allah. teewal sa réew yëkkati rayam ci àdduna bi yëpp loole doon mbégte mu kenn mënut a xayma. bon une grande satisfaction fédération mi ngi woon toujours suñu ginnaaw xëy na peut-être li ñu waroon médiatiser moo desoon surtout si côté télévision yi ak réseaux sociaux yi donc te boo xoolee léegi loolu am na progrès donc dañ naan alhamdulilah rek. gaynde Sénégal egg nañ ci demi-finale coupe du monde beach soccer ñu leen amal foofee ci Russie waaye ñoom ñii fas nañ leen benn yoon yemali fii mbir mi gannaaw ba ñu gagné trophée daanaka fii ci Afrique bi ci toll ci juróom benn li ñu bëgg rek mooy gën a yokk seen taxawaay ci coupe du monde bi. waaye laataa loolee war nañoo jongante benn coupe intercontinentale. Cheikh Diop jaajëf xabaar yi wëy lii mi ngi soxal te bitim réew guleet njiitum réewum France ku fi nekkoon njiitum réew yoon rëq ndiggam ci atem Nicolas Sarkozy dañu ko tuumal gàll ci ndodam ni ko ci atum 2012
campagne ba mu doon amal ci élection présidentielle yi da ca jël koppar goo xam dëppoo ak yoon ndax dañoo bëgg ku ci ne booy dem élection parti politique bala ngemb koppar ga ngay dugal ñu xam fa la jóge moom nag bi ñu defee enquête Nicolas Sarkozy ay kopparam da koo tappalaatu ci wàllum ger ak la ci ajum li mel moo tax yoon daan ko daan gi nag tey ji la ci àtte bi waaye moom ñëwul woon waaye fi saase ba nga ko dogalee ni dañ koy daan atum kaso muy tëdd juróom benn weer yi ay avocat dugaloon appel mooy gàntal atte bi ni kon am nu ca noonu ko attewaat ci fàttali ni moom Nicolas Sarkozy moom même nekkoon na kon ca France donte amoon nañu ko fa wut woon ci ku mel ni Jacques Chirac doon ko tudd ci mbirum yoon la ci aju waaye teewul moom daal fi mu toll ni doon am ku yoon njëkk a raq ndiggam ci lu mel nii ci mbirum guerre ci réewum France moom Nicolas Sarkozy dañ toppa yooyu mbir incha allah ca da mu gën a yàttoom sant leen gërëm leen ci ànd bi ci TV lii ma daal di tëj ci pàccu xabaaru marax yi di leen ñaanal ñu bokk fan jàmm programme bi day wéy la total bloc d'information bi Cheikh Hassana Fall ak invité mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf